damay jàkkaarloog sama naataango Alioune Mokhtar doo fi gan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu. aleykum salaam monsieur Ibrahima Idriss Wade auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabil karim. bu ñu sant yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu d'abord njiitu réew mi son excellence Cheikh Mouhamadou Cheikhul Hazwani ak membre gouvernement bi yëpp maa ngi di nuyu di leen ziar di nuyu njiitu télévision bi nga xamante ni moo nekk fii moo nu dalal fii tey di TVM Mauritanie di sant la bu baax a baax Ibrahima Idriss Wade ci invitation bi di sant profité aussi di santaale di ndokkale mbokku Rosso yëpp ak Trarza ci lii nga xamante ni mooy lu rëy lii nga xamante ni président ñëwoon na fa fan yi ñu génn muy démb barki démb muy visite bu am solo bu nga xamante ni bi am na njëriñ bu rëy ci Rosso ak Trarza ak li ko wër donc loolu incha allah daan ci dugg xam naa bu baax a baax ci biir loolu aussi mooy nuyu sama naataango Abdou Aziz maa lay nuyu bu baax a baax di la ziar wasalaam fa tabarakallahu Alioune Mokhtar Gueye ngeen dégg noonu fa tabarakallahu di leen ziara Babacar Fall sama naataango mon collègue asalaamaaleykum Ibrahima Idriss Wade maa ngi lay ziar di la itam jaajëfal ci dalal bi nga xam ne moom nga ma dalal tey ci télévision Mauritanie di ziar aussi sama naataango bu baax a baax di wax ne rek tey ci li nga ñëwoo lu am solo la mu jëm ci visite président alhamdulilah du ma dem te jaalewuma sama grand frère Ablaye Magamou Gaye di ko jaal mbokki Rosso mu nekkoon koo xam ni fa tabarakallahu di ko jaal itam génération ndaxte réew mi ci génération 50 am na ñoo xam ni téye woon nañ Alioune téye nañu téye bu ñu ràññee ci diggante région yi doo dëkk Rosso rek ñu bàyyi la Rosso da ngay dëkk Rosso wala feneen réew mi soxla la nga koy wur moo indi Zouérate moo indi Nouadhibou Sinim doomaanu réew mi nga xam ne dañu xarañ kooku nag ci la bokk ma koy jàll sama bopp toute la famille Wade vraiment nga yéen mbokki Rosso yëpp ak génération am ñu ñaanal ko yàlla ndax buur bi yàlla yërëm ko et xaare ko aussi ca aljana firdawsi Alioune Mokhtar jiitu réew mi ca Rosso defe naa ni mbégte la mbégte la yéen a koy wax mbokki réew mi waaye itam solo si nga xam ni discours la ak jumtukaay yi nga xam ni taxaw na ci bu ñuy wax tey ci ñëw jiitu réew mi yow nga nekk ndaw boo xam ni yaa ngi yëngu ci biir parti au pouvoir naka ngay taxawale li nga xam ni moom mooy jukki bi président bi jukki ci discours bi nga xam ni taxaw na jàkkaarloog ak mbootaay googu fa daje ci ñëwam bi nga xam ni ci altine bi ñu wees tombeek juróomi fan ci weer wi donc jërëjëf Ibrahima Idriss Wade si question bi d'abord ma profité aussi di jàllewaat samay mbokk ak sama bopp ci sama papa ji nga tudd léegi Ablaye Magamou Gaye bi nga xamante ne bi réew mi amel na ko njukkal bu rëy rëy ndax moom mooy premier conducteur train fii ci Mauritanie bu muy dawal train boobu temps macha allah Sahara ak Mauritanie neexul day dawal sax bés digg bi nu coupé que ak ndax guerre bi moom mu dem ak genn wàll des donc il a beaucoup servi pour ce pays donc vraiment ñu ngi koy rendre hommage ñu ñaan aussi réew mi aussi ñu fàttaliku ko xam ni aussi def na lu rëy ci sinim parce que diggante Nouadhibou ak Zouérate koo fa wax Ablaye Gueye mu xam ko parce que loolu moo am solo moo am importance parce que def na lu rëy ci réew mi ci lu bëri sax donc incha allah xam naa aussi réew mi ils sont conscients de ça te xam naa aussi daan ci def lépp li nga xamante ni wareef la ngir loolu incha allah may am contentement bu rëy ci li nga ma posé ci question boobu ci visite président de la République au niveau de la wilaya de Trarza Muqataa de Rosso commune de Rosso commune de Djeddah Mokhgen jàpp commune de Kër Massène macha allah président ñu ngi koy ndokkale bu baax a baax a baax ci jënnam bi parce que tax na Rosso delluwaat fa nga xamante ne fii nekkoon na fa ñu ci am yaakaar bu rëy ci discours bu mu fa tenir te am ci yaakaar aussi ni lépp lu mu fa wax incha allah dana ko matal ndax moom lépp lu mu wax incha allah bu mu yéeg ak léegi gis na mu ngi koy matale ak gouvernement am boo gisee aménagement bu mu def bi fee nga xam ne mooy Djeddah Mokhgen def benn commission bi nga xamante ni mooy def lépp luy litige wala dara ci lépp li nga xamante si ay suufu
yu nekk woon ci place la réew mi. nga ñëwaat tey Rosso discours bu mu fa def xam ni day lancé voirie commune de Rosso avec 15 kilomètres de goudron ci biir Rosso loolu suñu mbégte la dolli ci si pont bi projet pont bi nga xamante ne bii tey moom la ñuy xaar donc loolu vraiment Rosso sera vitrine de l'Afrique je pense si d'après le président lu mu fa jot tenir ñi ndokkalee si loolu doomaan Rosso yëpp rawatina jeunesse Rosso yëpp rawatina parti bii di IPR xam ne duñ def déplacement bu rëy ba nga xamante ne bii même bu daan amit bii moom doon ci commencé si li nga xamante ne bii mooy parti bi d'abord balaa président di ñëw suñu président du parti Ahmed Talib ñëw na fa ñu def ko accueil populaire aussi moom mu rafetlu accueil bi rafetlu lépp lu fa jaar bu ko defee aussi yi nga xam ne jiw jeunesse wàllu IPR waalo ak seen njiit monsieur Mamadou Diagne coordinateur bi def déplacement bu doy war ñëw Rosso dugg fa taxaw lépp lu war taxawee ba lépp jaar yoon ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam aussi la jeunesse aussi de l'IPR bi nga xamante man ma am conseiller la aussi suñu président aussi de Moustapha déplacé aussi ak commission bu rëy ñëw fekke loolu donc loolu daal yaakaar naa Vox daal incha allah ci biir daal si daan yéen suux incha allah jërëjëf incha allahu rabbi Alioune Mokhtar Gueye mbokk yi ngeen dégg noonu mu jukki loo xam ni mi ngi ko tibbee ci visite président son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dégg ngeen solo su mu am mi ngi da nga may wan ni dem nga au fond de li nga xam ni moom mooy yenn ci réalisation yi nga xam ni njiitu réew mi digal na ko mbokki Rosso am na buum yu mu fa dagg bu ñu demee ba dagg buum defe naa ni am na loo xam ni moo ci topp ñu ngi koy sante yàlla Babacar Fall kii nag nekk taskatu xibaar bu ñu ràññee ci réew mi damay am mbégte di jàkkaarloog moom ngir rek que di ko laaj ginnaaw bu mu leen nuyoo di ko laaj naka la jàngate li nga xam ni mooy discours njiitu réew mi à Rosso Mauritanie. jërëjëf Ibrahima Idriss donc discours bi nga xamante ni nag njiitu réew bi amoon na ko ca Trarza dafa doon discours boo xamante ni dañ koy jàngat ci ñetti pàcc bu ci jëkk bi mooy pàcc bi nga xam ne moo aju ci wàllub kaaraange parce que wàllub kaaraange dafa doon loo xamante ni que jamono ji lu askan wi soxla la waaye ci biir kàddu yi nga xamante ne leeral na ko mu jëm ci wàllu woowule mu mel ni dafa am li nga xamante ni nag moom la ñuy wax wuute boo xamante ni maanaam nit ñi maanaam am na daal li nga xamante ni moom la ñuy wax maanaam wuute parce que am na ñoo xamante ni dañu gis ne maanaam njiitum réew mi maanaam su waxee ni il faut mu jël li nga xamante ni mooy ay loi yu bees par exemple pour aar li nga xamante ni moom la ñuy wax kaaraange réew mi en fait loolu mun na dem egg foo xamante ni maanaam nit ñi du loolu lañ doon xaar bon ci wàll bi nga xamante itam moo jëm ci investissement yi nga xamante ni mooy investissement yi nga xamante ni bon il a fait mu mel ni li nga xamante ni nag mooy wàllu suuf si ak itam beneen fànn bi nga xamante aussi bu doon fànn bu am solo itam mu di maanaam fànn bi nga xamante ne nag moo jëm ci wàllub énergie bi nga xamante ne tey gis nañ ni lu toll ci daanaka 28 villages Rosso vraiment tey ci tey dina tax ñu mën a am li nga xam moom ñuy wax énergie donc bu ñu tënkee discours bi ñetti pàcc yooyu doon ñetti pàcc yu am solo yoo xam naa dinañu ñëw gën ci Seydina Alioune dégg nga pàcc yi nga xam ni moom Babacar taskatu xibaar la dañuy faral di wax ni taskatu xibaar yi bu ñu tegee discours dañ koy jàngat orienté ko et tiré ci ay li nga xam ni mooy lu am solo bi mu jiital nekk ci cadre kaaraange askan wi daf may fàttali ni mbir boo amee njaboot nga fas yéene sotti ci ñoom jëflante ak ñoom li nga xam ni moom la ñuy xaar ci yow dafa jaadu heure bu loolu ñëwee rek na leen fekk ñu dal ci réew mi bu ñuy wax problème mu kaaraange askan wi sa xel lu muy dem en tant que jeune acteur politique. waaw d'abord damay dugg ci d'abord ci kaaraange parce que yaakaar naa son excellence Cheikh Mouhamed Cheikh El Ghazouani dugg na ci dugg bu am solo fee ci Rosso ndax boo déggee ay kàddoom xam ni wax nag sax ak wax boo xam ni wax bu dëgër la avertissement na la ci ñi nga xamante ni surtout ñi làqu ci gannaaw réseaux sociaux yi ak ñi làqu ci gannaaw yooyu di wax parce que xamal na leen ni réew mi am na kaaraange bi nga xamante ni bi li fu waay di def wala li fu waay di wax waaye yaakaar ni kenn xamu ko xëy na ñoom xam ne lépp duñu bàyyi lépp ci biir mais neen loolu jeex na
nee na et puis képp ku koy def xam ni yaa ngi joué ak feu maanaam yaa ngi laal sa loxo yaa ngi koy def si safara ndax taxaw seetlu am na ndax moom mu ngi taxaw di seetlu di gis te aussi ku ko xam nga xam ne ki yor na sécurité réew mi ñaar fukki at yaakaar naa ni su bëggee am ay porox ndol yu def loolu ay sabotage yaakaar naa ni aussi moom dañ ci taxaw ci biir loolu nag ñuy fàttali rek ndaw ñi di fàttali ñëpp nii réew balaa muy taxaw di am sécurité bu amul ci réew dara du fa dox te ñoom ñooy avenir dëkk bi suba ñoom ñooy avenir dëkk réew mi ëllëg donc war nañu gën jàppale njiitu réew mi ci li mu bëgg muy jàmm ak salaam ak sécurité bu doy parce que sécurité bu amee yow di nga ko am say waajur di nga ko am say mbokk di nga ko am sa xeet dina ko am ba nga xamante réew mi ku nekk daal mën dox sa soxla ñëwaate doo am benn problème parce que ñun Mauritanie loolu noonu xam xamuñu ay xiiroo xamuñu ay ŋaayoo xamuñu yooyu te président de la république daf ci taxaw bu baax a baax dëggal que nii loolu duñ ci war taxaw ndax nii ne xamal na leen ni lii moom doot ko toléré te képp ku koy def incha allah moom yoon dina dal sa kaw te dana def na ay projet de loi yu am solo jëmale ko foofu ci wàllu kaaraange askan wi wax nga léegi ci réseaux sociaux yi ci ñëwam bi dafa am lu ñu seetlu ci réseaux sociaux yi wala ay wuute yi nga xam ni waaw ci ñëwam bi dafa am par exemple ay fake news par exemple jël information ba nga xamante ni wóor na la yow vérifié woo ko xamoo am na wala amul nga dugal ko mu déstabiliser réew mi déstabiliser kaaraange réew mi ci foofu lay wax parce que am na yu bëri ñu dugal ay affaires yi nga xamante ni par exemple ay mbiru sabotage wala ay mbiru yool si visitam bi te incha allah xëy na yàlla mujj ko mottali mais ñuy delloo seen xel ni président dafa jóg pour liggéey réew mi ku seetlu bu mu fi ñëw ak tey si 2 ans yi gis na déjà lu mu am ndax première lu mu njëkk def bu mu toogee dafa ni balaa le mois de juin bëgg naa yoonu Rosso ak Nouakchott pare te képp ku doon voyage temps jamono yooyu Rosso xamoon ni métti woon na accident yi bëri na te yaakaar naa ni kàddoom respecté na ko ndax gis ngeen léegi Rosso 2 heures temps wala moins 2 heures temps nga egg te ci loolu aussi la même chose la digal waa Rosso ndax fekkee jeunesse bi dëgg la xëy na am na lu lay métti Rosso am na lu lay métti parce que xëy na kenn defaru ko woon xëy na kenn defu ci aussi lu ñu ci waroon def mais xëy na moom bu mu ñëwee ak programme élargi mu digge woon fa yu bëri bu mu ñëwee ba gis ni loolu Rosso kenn defaru ko mu ni moom dafa war a jóg taxaw pour defar ko ci loolu la ñëw pour tegal leen première pierre nga xam ne dafa war defar 15 kilomètres voirie ci Rosso donc loolu mbégte Rosso la te yaakaar naa ne seen joytu bi nga doon joytu yàlla mi ngi ñëw yàlla mi ngi ñëw ci foofu laay ci wàllub kaaraange boobu aussi bëgg naa ci ñëw tuuti quoi bëgg naa ci ñëw tuuti parce que wàllub kaaraange itam dafa doon loo xamante ni waaw moom mi ngi ciy soog a àddu parce que boobu ba léegi ñu ngi gis nit ñaa ngi rey ay crime amoon na fi yoo xamante ni vraiment ñu bëri sax xawoon nañu tiit gis ne réew mi commencé na ñàkk li nga xam ne ñuy wax kaaraange mais ñu gis itam ne mbir mi am na ci ñoo xamante ni sax ñu ngi doon woote loo xamante ni vraiment kiiwul quoi di woote maanaam lu mel ni maanaam ñii ñoo dëkk nord ñi ñoo dëkk sud ñi ñoo dëkk n'importe quoi maanaam di indi ay wutale ñi naan bon waa sud ñoom ñoo yore mbay bi ñi naan waa nord ñoom ñoo yore affaire maanaam miin beeg nangam il faut ñu teqali réew mi il faut ñi am indépendance ñi am nag xam nga loolu commencé woon a jug ci réew mi donc ba finalement ñu def ay enquête am ñu ci jàpp et tout ça donc ñu gis ne mbirum kaaraange gi demoon na ba commencé jéggi dayo maanaam ñàkk kaaraange gi commencé woon na jéggi dayo donc il fallait que mu am occasion bu mel nii maanaam mooy nemme bi nga xamante ni très bien pour jukki ko pour xamal ni réew mi instant bi vraiment dañoo war a taxaw nag ngir jël lépp loo xamante ne war nañ ko mën a taxawee ngir mën a aar réew mi parce que yaakaar naa ni kaaraange moo jiitu lépp lu nga xamante ni dafa jëm ci wàllu réew moo xam luy soqali réew mi moo xam bon si fa moo xam santé moo xam économie moo xam leneen kaaraange moo ko jiitu mais nag ci cadre boobu ñu gis ne moom jiitu réew mi xamle na ne dinañu def ab projet de loi bu bees mais projet de loi boobu dafa am ñoo xamante ni nag dafa am nu ñu ko kiiyee quoi nu ñu ko liiree nu ñu ko jàngatee parce que dañu gis ne projet de loi boobu mën na dem sax balaa li nga xamante ni nag moom la ñuy wax maanaam li ñu koy waxee sax moom la ñuy wax nu mu tudd sax moom la ñuy wax maanaam kiiwu yi yelleef ak nit ñi quoi ak yelleefu nit ñi waa nit ñi maanaam sañ-sañ
maanaam comme nu ñu koy waxee sax comme li ñuy wax nu ñu koy waxee sax pardon maanaam daal loolu mën na dem ba nga xamante ni nit ki même ku sañoon wax dara finalement dootul wax waaw dafay xaw a ragal waaw dafay faagaagal liberté yi merci beaucoup liberté d'expression yi moom laa bëggoon wax pardon dafay dem ba daf koy faagaagal donc am na ci ñoo xamante ni commencé nañu am kii boobu quoi oui mais Babacar bu ñuy wax mais quand même war nañ ko mën a teg d'une façon bi nga xamante ni vraiment képp koo xam ne woote nga lu ci mel ni boddi xonte wala nga woote nga xëcc feneen wala leneen wala indi ay kàddu yoo xam ne mën na yee fitna ci réew mi mu mën a am loi yoo xam ne waaw yoo xam ni da moo la jaar vraiment pour mën la wax dëgg kër ak njiitu kër il faut mu am ay dogal ay yi nga xam ni il faut nit ñi di ko ragal tuuti bokk na ci kaaraange et boo xoolee sax kaaraange réew mi daf ci am ci biir ak ci biti njiitu réew mi am ñaar ñu mu teg jaajëfal leen benn ràññee nañ ni ki nga xam ni mooy monsieur le ministre Messoud génn na fi di rafetlu li nga xam ni moom mooy service sécuritaire yi taxawaay bi ñu taxaw ci biir réew mi ngir rek dàq xeetu banditisme boobu nga xam ni moom la ñu ràññee ci réew mi waaw bala nit ñi nag di tal parce que ñàkk jàmm mën na tax nit ki du tal lekk du tal liggéey mu taxawal population yi nga xam ni joué nañ ci rôle boo doon waxu population ci participer ci kaaraange réew mi ban population nga soxlaa ñu man ci parti kaaraange population moo soxla mooy population des jeunes man jeunesse bi laay wax jeunesse bi ngay wax toujours jeunesse bi laay waxante parce que ñoom ñooy avenir ëllëg te aussi réew mi lépp si ñoom la dépendre mais nag jeunesse bu sain laa wax jeunesse ba nga xamante ni bëgg na lu baax jeunesse ba nga xam ne aussi bëgg na jëme réewam kanam man ñooñu laay waxanteel parce que président bu mu ñëwee ba léegi kàddoom yëpp mu ngi dem ci unité nationale boo ko dégloo maanaam te moom yëpp unité nationale lay wax xëy na réew mi toll woon na fa nga xamante ni fii pour indi war ko amoon na fi mais pour mu gën ko dooleel mu gën taxaw mu gën a dëgër parce que xëy na bu dëgëree dëgër xëy na jàmm ji xëy na dina gën yokk parce que yëpp dina nekk équitable xëy na moom ci loolu la gënoon insister moo tax jeunesse yu bëri xëy na def yenn mais kooku jeunesse bu sain la waxante mais am na yenn jeunes yi ñi nga xamante ni def ni ko sunu noonu yaakaar naa si manque d'éducation de base dafa am solo ci nit waxoon na sax naa fi wax parce que nit ki maanaam bu ñu la yaree fu ñu la war a yar nga juddoo fi nga war a juddoo war nga xam loo war def ci lu baax ak loo warul def parce que li nga xamante ni boo ko defee yow sóoraal sa bopp la nga sóoraal woo ci keneen xamoon ni am ngay frère am ngay sœur am ngay mag yu nekk ci réew mi nga xamante ni yaa leen war protéger te yow ak yooyu yëpp yow intéressé lu la intéressé daal mooy yàq ak yow kooku nag boo demee ba toll si réew mi yaa xanaa am na lu taxaw d'accord ci cadre boobu aussi bëgg naa ci ñëw tuuti lu am solo la parce que tey bu ñu gisee itam ñàkk kaaraange bi nga xamante ne nag moo am ci réew mi bien vrai que dëgg la am na ay bandits am na ñoo xamante ne yàq moo leen tax a jóg waaye itam ci biir loolu baax na ñu créer ay projet yoo xamante ni bon daan ci mën a boole ndaw ñi daan ci mën a boole ndaw ñi da ngay wax ay kuréel de vigilance non ñu teg ay projet yoo xamante ne xale yi dinañ ci mën a liggéey c'est-à-dire parce que aussi ci wàllu kaaraange merci non daan ci mën a liggéey laa wax doguma la Babacar liggéey ci bërëbu ay liggéeykaay par exemple parce que loolu aussi am bu ñu gisee mais on a vu le ministère de Babacar doguma la mais le ministère de l'emploi mi ngi toll ci 1500 emplois non diggante ñaari xaaj c'est vrai et puis boo xoolee par exemple projet bi nga xamante ni kii mooy projet mon avenir bari na ay jeunes yi nga xamante ni yaakaar nu woon dara ci li ngi doon toogoon defu nu woon dara te aussi ñun pour wan la dëkk bi yoon moo fi dox ak démocratie mooy le président de la république dafa wax ni bu awma ci bedde xonte ku nekk lu mu mérité jox leen ko tey boo xamee ne ñu njëriñoo ci li nga xam ne mooy mon projet mon avenir mën naa ne lu ci ëpp ci jeunes yi opposition ay opposition lu nekkoon wala ay nga xamante ni gars bokk nañ demaanu réew mi donc loolu moo lay wan ni tey réew mi mi ngi ci dox bu jub jëm fi mu war a jëm donc jeunesse bi duñu war a yeewu xam moom même boo jàngul war nga mën a am xëy na sa ma nga métier moo xam mécanicien nga moo xam plombier nga moo xam électricien nga def sa projet nga dem loolu yellool nu jox la ko CDD mi ngi fii ministère de la jeunesse de l'emploi mi ngi fii ñu ngi def ci loolu lu mën donc président nag loolu la mën nu ngi ko accompagner loolu mais Aliou damay taxaw ak yow parce que bu ñuy wax ci wàllu diir xam nga réew yëpp
ak ci li nga xam ni mooy condition d'élection d'un président de la République ak képp koo xam ni yaa ngi wut da ngay jaar ci élection ñu gis ni majorité moo fal son excellence Mohamed Ould Cheikh mu am diir li nga xam ni déplacement am ci ca Rosso Rosso naam sonn nañ am na lu leen sonal ba tax na ci ñëwam bi seetlu nañu ay revendications yu bari yi nga xam ne ñaxtu yi nga xam ni certes la jeunesse de Rosso wala population bi yëkkati nañ ko doon xaar njiitu réew mi mais est-ce que c'est le moment ñu jukki xaar yooyu wala dañu waroon xaar fan la ñu toll ci diir googu ñu fal njiitu réew mi ndax war nañu am tey ñi nga xam ni ñooy revendiquer wala dañu war xaar li nga xam ni moom lay dëkkmal ci man ci biir loolu damay d'abord appeler sama jeunesse muy jeunesse Rosso yëpp aussi di appeler les autorités de Rosso parce que aussi ñoom ñoo war dégg nañu Rosso tampi xamal askan wi xamal jeunesse bi li tax jóg président xam nga dégg nu fi ay slogan yu gars yi wax Rosso tampi wala Rosso yooyu xëy na boo demee Rosso da ngay gis melokaan ba nga xamante ne bi jaaduwul vraiment ñoom métti na ñun métti na jeunesse bi yëpp ba tax ñoom xëy na yaakaar ne bu ñu taxawee joytu lu ñu war joytu xëy na président bi mais am na nu ñu ko war defee c'est que visite président bi jeunesse bi ñu bëri xëy na du ñu ëmpale woon lu tax jóg président économique te loolu yaakaar naa ne njiit yi nekk yi foofu les autorités ñoo ko waroon wax population bi ni xamal leen li leen président lii muy dox si nii mooy dafa bëgg lii seen métit ak lii say joytu 90% mu dindi leen ko te loolu lay ñëw di dox si def première pierre bi loolu parce que Rosso lan la manqué assainissement Rosso amul ay yoon yu baax Rosso voirie bi mooy loolu Rosso canalisation yi inondation ba amee jeex na donc président ñëw pour dindi la loolu da nga leen koy xamal loolu dafa war accompagner visite président bi parce que président il a fait boo gisee lu bëri ci man li may waxante ak sama mbokk yi mooy chaque fois man leen réalisation du président de la République nun ko fësal nun ko wax ba ñëpp xam président lu muy liggéey ndax mi ngi liggéey ba am solo ci réew mi rawatina jëmale ko ci Trarza jëmale ko ci Rosso parce que ku jóg taxaw tey def benn commission indépendante ni képp ku ñu jëloon suufam nun ko delloo mais c'est à saluer parce que nit yi yàgg duñ joytu loolu yàgg duñ ko xeex te musuñu tey yàlla indiwaat na ko donc ci biir loolu ñuy def rappel rek ni président yëg nañu ni mu ñëwee Rosso ndax ci neenuñ su naree neex rek su baxee xeeñ d'accord te avant suñu déplacement juste daf ñu def lu neex suñu xol waa Rosso mooy dafa jël suñu doom ba nga xamante ne bii suñu ñaari doom benn bi mooy Samba Thiam mu nommel nu ko li nga xamante ni ambassadeur à la veille si visitam ci Rosso itinéraire donc loolu déjà Rosso déjà am na ci mbégte bokk na ci parce que moom ka nga xamante ni kii ci international lu mu taxawal ci Rosso ak lu mu def ci Rosso baax macha allah ñëpp gis nañ ko ba tax tey wolof képp ku xam ki doo waxuma la wolof gaa waxuma la askan mais doomaani réew mi ñëpp am na xam nañ liggéeyam xam nañ lu mu mën te puis ñëpp ñu ngi koy sargal lig si ci profité di ndokkale beneen bi mooy suñu ki nga xamante ki mooy suñu président di Mouhamadou Hassan Ould Hadj bi nga xamante tey dellu soit na Rosso te bu mu dellu see Rosso gis na ni waa Rosso namoon nañu seen doom namoon nañu seen leader parce que aussi loo ñàkk di wax boo gisee di nen a ngi te max seen wax dëgg yàlla def na ci Rosso la nga xamante ne lii kenn mun ko naataange te visitam Rosso bi am na solo ñu président si ñaar yooyu daal ñu ngi si sant bu baax a baax di si gëm di ko ñaan nag na dolli Babacar dama dugal ci diir la raisonné ak Alioune Alioune dama lay fàttali ni war nañ ko mun a séq ngir orienté li nga xam ni mooy débat bi parce que moom ci ku jëpp langue politique non moom ci IPR la bokk ci IPR parti au pouvoir la bokk dama jàpp ni Alioune war na même su amoon sax li nga waaye xam naa ko même su amoon sax loo xam ni jooytu la am naa yaakaar ni am na sañ-sañu jooytu mais ci biir fi ma ko dugal ci diir ku ñu fal rek ci mandat lañ la fal mais li nga xam ni seetlu nañ ko ci yenn ci jeunesse su Rosso ci ñëwu président bi est-ce que dafa jot ci terme nga yuuxu ak noo yuuxoo ci arrivé président bi nga xam ni Alioune wax na ko nee na kilifa yi fa nekk ñoo waroon sensibiliser mbokk yi ci objet li nga xam ni mooy visite jiitu réew mi li nga xamante ni leeral na ko léegi-léegi mu jëm ci fal bi nga xam ne fal nañ ko ay maanaam ay kii ay doomaanu réew mi ay doomaanu Rosso soit man pour man affaire boobu ba tey du sens bi pour man
du objectif du waaw merci beaucoup. lan nga lu tax nga wax li am solo mooy mu ñëw wan Rosso ne leen lii laa leen di joobal lii laa leen di liggéeyal par exemple teg ay xeer comme li mu def tey indi ay suuf maanaam suuf yoo xamante ne mbay mi ci loolu mbay mi ci wàllu doguma la teg ay kii pour man loolu la Rosso mën a gis parce que itam vraiment Rosso tey vraiment soo ko xoolee vraiment ak li mu représenté yëpp merci beaucoup amul yoon amul dara tu vois donc loolu nekk na loo xamante ni lu xaw a kii la quoi lu xaw a metti la donc loolu moo tax il fallait que ñoom ñu jéem a jug vraiment pour xamal ko ni mais Babacar man damay faral di wax lenn mbir ak terrain ba nga koy jooytoo ak waxtu wa ak naka nga koy jooytoo ndax loolu d'accord nga ci bala ngay jooytu nga xool naka ngay jooytoo ak kañ nga war a jooytu ak lan nga war a jooytu au juste dëgg la xam nga moom loolu man je suis parfaitement d'accord parce que aussi kenn mënul fal njiit ci diggante ñaari at rek sérieusement parler ñu ñëw bëgg a jël lépp ne moom la sëf ko bu ñëwee ñu wan ko ni affaire bi non il faut ngeen kii ndànk il faut ngeen xaar ko quand même benn mandat par exemple ñu xool ba xam est-ce que liggéey na est-ce que bëgg na liggéey est-ce que tout ça donc tey xool nañu vraiment bon li nga xamante ne moom la ñu gis mooy ni sérieusement parler ci kiyam bi passé wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la def wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni bon c'est quelque chose historique ay priorité la non c'est quelque chose historique la sax c'est quelque chose damay village maanaam damay ñëw juste dama ne man je suis d'accord que li mu def maanaam vraiment lu ñu war a kii la quoi lu ñu war a loo xamante ni daal lu baax la mais quand même il faut que xale yi ndaw ñi itam sérieusement parler loolu moom dama koy wax à chaque fois ñu koy rappeler bu ñu bañee ñàkk kaaraange bu ñu bañee coow am séddalikoo am waa Nord di wax naan dañu soxla seen indépendance par exemple ngeen baal ci kàddu gi waa Sud waa leen wuti di am ku ne la nga xam ne moom ña nekk ca mine bi nañu fexe ba ñu am ci mine bi ñu liggéey leen loo xamante ni ña fa ne daañ fa mën a liggéey daañ fa mën a tu vois loolu il faut mu am il faut que ndaw ñi ñu wutal leen ay bërëbu liggéeykaay yoo xamante ni loolu itam mooy tax ñu mën a am fu ñu jàpp ba ñu mën a def doguma la Babacar damay ñëw juste rek ci benn question ma xam ne xëy duñ ci new ma ni par exemple que Samba Thiam président daf ko nommé pour Rosso non dama ni dafa tombé ci xare moom lu tax mu nommé ko xoolal baax lu mu ko jox li ambassadeur la ko def itinérant ci économique nga xam ni moom loolu mooy liggéey loolu mooy ci bitim réew loolu mooy liggéeyam dama ni ku nekk aussi buñ la falalee sa doom sañ nga taxaw ni neex na man parce que Samba Thiam su lu wax di waxi des doomu Rosso la suñu doom la te et puis dafa taxawal réew mi nag lu bëri moo tax ma profité si occasion bi sargal ka ngër nga maxsan kenn nomewu ko dama ni dellu si waatam ci biir Rosso maanaam président am nañu mbégte lool ci loolu ci et puis ci visite président bi la amee beneen bi mooy lu tax man la loo gis mu wute ci communication la parce que tey jeunesse bi lu leen métti moo métti ñëpp parce que Rosso xam nañ toll woon am na melokaan ba nga xamante ne bi amul kenn kuy doomaan Rosso ba ku du doomaan Rosso nga xam ki méttiwu la ñun xam ñun sóoraal aussi am na deux aspects am nañ deux aspects aussi est-ce que nawet bi du priorité et puis nawet bi mooy priorité ga parce que déjà par exemple xoola président dam ni leen xoola buñ ko faleg léegi 2 ans falam lu mu tombeel Covid moo pénalisé bi xam ne addina bi yëpp ñu bëri si addina bi seen programme yi yàqu na te boo xoolee tey Mauritanie lu dal réew yu bëri dalunu parce que réew yu bëri xëy na ñu ngi wàññi ay nit ñu ngi def affaire Mauritanie même bu fi amee c'est pas beaucoup dégg ndigal parce que ndigal am na ndigal aussi am na aussi ñu koy suivre nu mu suñu am na xarañte ba nga xamante ni alhamdulilah gars yi ñu ngi koy suivre pour yamale kii bi ba xam du jëm kanam donc ci loolu visite président bi tax mu am importance loolu ba nga xamante bi ñun ñëpp am nañu si yaakaar xam nga dama ne la cin su nar a neex su baxee xeeñ donc ñun ñi ngi am yaakaar ci li président teg mooy 32 villages la wax waaw 32 villages xam dañ ko def ba ñu am électrique énergie xam nga loolu déjà entre le Trarza et le Brakna nee na dañ ci def na li nga xamante ni mooy mamiti bi wax ci agriculteurs yi def ci ay 800 millions et quelques yooyu la dagg te du yooyu sécurité nga xam ne du nga ko war saluer ba pare gis nga
réew mi fu mu toll loo gis ba nga gis jàngat réew mi xool déjà li fi jot dox liy am ak fi réew ak fi àddina bi toll nga ni vraiment nga def mention spéciale au président de la République nga xam ne kii vraiment mi ngi def kenn lay kattan moom si à ñun nag ñu ngi koy ñaan am sañ ñun nag yàlla moo ni ku sant mu dal la sant ñu ngi sant ñaan président di ko sant mu dolli nu parce que lépp lu mu fa def bëgg nun ko mais nañ ko gën yokkal nañ ko gën yokk ñu ngi koy ñaan ci côté bu nekk ci côté emploi ci côté aussi li nga xamante ne bi mooy jeunesse bi aussi ñi nga xamante ni ñooy doomaan réew mi nekk bitim réew doomaan Rosso yi ñu ngi leen di ñaan ñu investir ci dëkk bi parce que aussi manque d'emploi bi aussi am na solo waaw Alioune am na mbokk bu moo ni woon ñi génn gox boo fa génnee yaay gën a mën jekku investissement que ki fa nekk parce que li la génne mooy nga wuti bu la yàlla mayee gëm nañ ni localité yëpp lu leen di doxal gis nañ ko ci Gidimaxa gis nañ ko ci yeneen régions yi nga xam ni seen doomaanu réew yu génn yi ñooy dellu si di ko doxal bu ñu taxawalee Rosso ci fànn boobu lan nga ci seetlu dafa na sax li ma ci seetlu mooy dafa na sax parce que Rosso tey boo gisee li fa nekk mooy agriculteurs yi ñoo fa nekk tool yi ñoo fa nekk développement rural ñoo fa nekk tey ñi ko bëri ñu ko yor xëy na du sax ay doomaanu Rosso ñoo fa nekk mais comme que Mauritanie nu nekk rek rafetlu naa ñi nga xamante ne ñoo nekk à l'extérieur du pays ñi nga xamante ni par exemple ñoo nekk ci kii di day nekk ay opérateur économique nunu dellu ci Rosso nunu dellu ci département bi nunu tax def ay société nunu def ay li nga xamante ni mooy entreprise yi nga xamante ni moyen petite et moyenne entreprise pour dimbali loolu tey boo demee Gidimaxa nga dem Waly Jantal nga dem dëkk yooyu macha allah ñu ngi ciy def lu am solo ñu ngi ci liggéey ci côté boobu parce que tey boo gisee ñoom boggee tey boo demee rek boggee bi nga gis ni gars yi boo gisee ressortissant yu mu fay def yi dafa am solo donc may def appel nag ban ressortissant Rosso nga gis mu def foofu dara dem dellu si def fa dara je pense que am na ay caravane médicale bërki démb ñu ngi xool les ressortissants de la diaspora ñu indi médicament yu doy mais est-ce que loolu xam nga loolu yëpp déjà ñu ngi wax baax na ñu ngi leen ciy sant ñaan yàlla ñu dolli mais man li may gis mooy ñu def fa ay ressources parce que aussi def fa la nga xamante ni dañuy yokk koom-koom bi man foofu laay waxee parce que bul xeeb dara parce que li ngay xamante ni moom ngay investir feneen nga investir que sa dëkk loolu dana jàppale leen tax lépp lu ñëw dala ciy fekk ku dem nga dem ku demu nga dem foofu laa leen di wooyee ñoom jeunesse bi aussi ma leen di ñaan ni leen nunu may président de la république lii mu sumba incha allah ñu ñaan yàlla mu egg ak jàmm ba seen rangoñ xëy na seen priorité parce que tey boo xooloon jeunesse bi tey xam nga tey mënoon nun taxaw di ñaxtu naan amuñu liggéey wala mer mais lu ñuy ñaxtu mooy seen dëkk lu ñuy ñaxtu mooy taw bi bu ñëwee duñu sonn lu ñuy ñaxtu mooy amuñu yoon bu ñu jaar lu ñuy ñaxtu mooy bu seen mag yi sonn nunu donc loolu aussi jeunesse bu koy ñaxtu mooy jeunesse bi éveillé te ñoom macha allah éveillé nunu ma leen di ñaan nag ñoom ñooñu bu leen kenn dugal ci erreur bu leen benn nit dugal ci erreur wala ci bëtti l'essentiel lépp lu ñuy wut wala lu ñuy ñaan nu ngi ko ñaan ci yoon nu ngi ko ñaan ak dal nu ngi ko ñaan ak teey yàlla may leen ko ci jàmm parce que nit jeunesse bu miir noonu nga war def alhamdulilahi rabbil alamin dinaa dellu si waat léegi ci jiw jeunesse hyper waalo am na dama ni man lu amul kuréel baaxul te loolu dañu ràññee ay diir nga xam ni dafa nasax sur le plan jeune ndax mag ñi ñoo bàyyiwul wala xale yi ñoo ñamewul dem dinañ ci ñëw léegi nga dugal na ci prox ndoolo yooyu ñu ngi jaajëfal le ministre de l'énergie et des mines Abdou Salem Ould Mohamed Saleh moo teewee nga xam ni li jëm ci wàllu électrification diggante Brakna ak Trarza mooy moto pompe yooyu ngay gis ñu jóg fa daal ñu fexe ba yenn xeetu courant yi ci 1300 et quelques kVA yokk ci 1060 wallahi 300 et quelques yokk ci 307 1060 kVA 1060 ak yeneen yu si yokku defe naa ni loolu ay fondement la yoo xam ni daf ko lal ci wàllu aménagement agricole fexe ba wàññi souffrance tolof yi nga xam ni baykat yi ñu ngi ci am di rafetlu suñu doomaanu waalo yi nga xam ni ils ont compris ndax lii si sama gannaaw benn doomaanu Rosso bu am 25 ans moo ko jukki gis nga ko mu meññ toog na fi ci moom projet Mon Avenir bu soqee ko ci ministère de l'emploi ma ngay bay di participer li nga xam ni moom mooy sécurité alimentaire ci réew mi à travers le riz ak yenn xeetu légumes yi loolu ñu ngi koy rafetlu wante fi ma bëgg a jëm mooy ak Babacar surtout mu doon loo xam ni faaw ñu taxaw si
ci wàllu ñaxtu yi ak ci wàllu liggéeyu ndaw yi Babacar defe naa ni bu ñuy xaar ci njiitu réew ak ci gouvernement am na loo xam ni moo war a jóge ci citoyen yi jëm ci gouvernement loolu dëgg la ci sa réew lan loolu c'est la vérité wax dëgg yàlla dëgg la que ñun mënuñu toog à chaque fois di revendiquer par exemple di wax ne gouvernement war nañu defal lii war nañu defal la te ñun defuñu dara xam nga loolu aussi vraiment loolu man yàgg naa ko wax bien vrai que dëgg la gouvernement su liggéeyul ñun dañuy wax ne liggéeyul parce que am nañu atu wax ne vraiment gouvernement deful lii comme lii léegi maa ngi wax naan gouvernement dafa war a def ay maanaam ay xëy tu vois ngir xale yi ngir ndaw ñi mais aussi ndaw ñi itam war nañu bàyyi xel ci cadre boobu bu baax a baax comme lii nga tudd léegi lu am solo la c'est-à-dire il faut ñu ñame ñoom tamit vraiment pour mën a investir ci yenn mbir yi maanaam bul xaar nguur bu fekkee am nga lu nga mën a def par exemple comme investissement ci wàllu mbay mi tey terre bi macha allah Rosso ñëpp xam nañ ni ci va macha allah feneen ak feneen donc war nañu mën a vraiment ñoom tamit am lu ñu def loo xamante itam loolu dina vraiment tax nguur gi itam vraiment sawar pour mën leen a vraiment kii ci cadre boobu tu vois donc loolu itam vraiment c'est lu ñu mën a gis la lu ñu mën a kii la maanaam taxawaayu bon lu ñu mën a nangu la bien sûr taxawaayu ndaw ñi citoyen tu vois waaw citoyen yëpp tout le monde ne sama réew lii laa ko mënal merci lii laa ko mënal loolu man je suis d'accord ci cadre boobu ça c'est normal jërëjëf mbokk man daal am na mbokk bu ma ni am na dañuy faral di teg la ko ñi nga xam ne ñoo wur réew yi réew yu bare teg fa xam-xam mbokk ni ma richesse xam-xam mi ngi doore ci au lieu nga wur réew mi nga wur sa bopp wur sa bopp yow d'abord ba xam yaay kan ba xam yaay kan Alioune gëm nga ni ku pertoon suuf dinañ la ko delloo gëm naa ko am naa ci njort bu rafet ni képp ku pertoon suuf dimbi la ah oui gëm naa ko parce que wax na ñu gis te aussi programme am ñu ngi koy suivre te xam ne lépp lu mu waxoon mi ngi ciy jaar te man déjà loolu doon te aussi nag sëriñ la te lépp lu mu wax ni nga man daal gëm naa am naa conviction ni sama président de la république dan def lu mu war bon en tout cas man moom da ci cadre boobu wax dëgg yàlla mais vous êtes journaliste non am na fu ñu leen di xaar waaw ci cadre boobu laa wax man dinaa ko fekk si di nga ko fekk si ak fekk si parce que vraiment wax dëgg yàlla du question que damay wax parce que bon président defaluma dara man ñëpp xam nañ ni man je suis indépendant tu vois mais quand même li ma gis bi mu commencé ba léegi def am nga yaakaar bon ci réew 2 ans la def par exemple 2 ans ci mandat mais quand même wax dëgg yàlla li mu defagum ak yéene bi ñu gis ne am na ko dëgg yàlla am naa yaakaar ni sérieusement parler li gars yi di xaar ci moom ne dana antu waaw parce que boo xoolee rek maanaam bon soo xoolee li nga xamante ni instant bi kii ne ko maanaam lu ci mel ni maanaam suuf si tool yeeg nga xamante ni moo jëm si wàllu sécurité énergie yoon yi tout ça loolu yëpp boo ko xoolee mu mën ko def ci 2 ans wax dëgg yàlla malgré aussi li nga xam ne moo ci am yëpp malgré li am feebar yëpp yeneen prox ndol yi waaw ci waaw loolu yëpp da nga koy calculer donc mën nañu am yaakaar dëgg yàlla bu ñu ko fi bu continuer ici ici aussi 2 ans donc moo li dafa am aspect bu am importance muy ban muy la démocratie gis ngeen déjà lu mu ci def bon gouvernance yéen gis ngeen déjà lu mu ci def bon démocratie ga non démocratie moom dama ni nee nañu commencé na dellu ginnaaw tuuti non démocratie parce que dinañ ñëw mais bàyyi ko moom déglu ma parce que président bu mu ñëwee pour la première fois si l'histoire bu Mauritanie dafa xam nga moom tàllal loxo nii dafa tàllal loxo ni leen wàllum kujje gi ñoo leen ngeen jàpp ñu liggéey te ñoom ñëpp wuy nu ko wuy sunuñ ko te buñ ko wuy see ba léegi gisagoo kenn su ñoom ku taxaw ko ŋàññ non dañu wax ni kujje amul sax léegi Mauritanie fu mu toll fu ñu ne est-ce que dégg nga kujje bon am na kujje nag am na kujje nag mu ngi noonu maanaam booy jël kujje fii ci réew mi waaw maanaam xam nga waa léegi dama lay poser benn question yow booy def kujje nga indi 30 points nga xamante moom moo la métti yéen ñëpp ngeen indi ko 29 points yëpp gis mi ànd na si ànd d'accord ci te jëfe ka ngeen gis looy kujje mais est-ce que du moyen léegi nag la moyen buy rey kujje waaw léegi nag loolu xam nga léegi loolu yow léegi li nga war taxaw mooy léegi taxaw la di gis faay nga taxaw ci te faay bi ñoom ñëpp ñu ngi ku ci war a wax yaa ngi taxaw di wax par exemple mooy insécurité bi mooy leen mais leneen président mi ngi jëf kéem te lay kattanam te xam naa ni malgré li nga wax lépp
Covid bi. aspect mooy un. nga jëlaat déjà porox ndool yi nekk suuf. muy justice muy leneen gis xam ngeen li ci xew. loolu yëpp retardement mais léegi yëpp terewul mi ngi siggi mi ngi def lu mu bëgg a def. mi ngi def pour réew mi jëm kanam. jazakallahu na xeer kooku daal. jërëjëf ñu koy sant. wax nga fi président Mohsin dinaa la wax. dinaa la laaj lu muy wut si ndax am na solo. mais booy jël commune de Rosso. am ngeen maire yow Rosso nga jógee. noo gisee lëkkaloo maire Rosso ak kuréel yi ak taxawaayam. man lu may lancé mooy maire Rosso. duñu war jàppale maire. dañ ko war jàppale. dañ ko war jàppale. parce que ku ñuy jàppale mooy ku am gis-gis. yu mooy mais benn loxo. du tàccu te ku déggu discours am bii mu def bëgg démb. Bombul Daraman. de passage man kii mais discours nga wax. waaw mais. nit ki mairie. loolu ba xam man parce que man mairie mën naa ci wax. xam nga son excellence li mu discours. daf ko seetlu ay mbir yu am la. yu am la. ci kaaraange ak ci taxawaay ak ci remercier population yi ci kaaraange. waaw artu ñi nga xam ne ñooy def naka sudul noonu ci réseaux sociaux yi. waaw loolu la yow seede nga ko Babacar seede na. waaw mais discours maire bi nga may wax. daf ko bind. mais ba Alioune. maire Rosso bare na ñaxtu. waaw loolu ci loolu discours maire. xam nga bind si discours yomb na. mais wax aussi réalité yombul. xam ni mën nga def bis discours bu boo rek di tagg. mais ku déglu discours Bombul Daraman à Rosso. da ngay gis beneen bomb parce que da ngay gis ni. vraiment dafa wax na président de la République méttitu Rosso. wax na président de la République lan la ñuy xaar ci moom pour jëm ci Rosso. wax na président de la République na la koy jàppale ndax moom xëy na mairie kese mënul def dara. wax na président de la République ni ko. Rosso bi am na ay villages yu nekk fii ci wetam. xam ne lu ko teree mu egg goudron bi ay 2 kilomètres ay 3 kilomètres. te loolu. coûtewul dara état bi yàqu cité na pardon et puis xam nga bu ko defoon noonu yomb na dafa cité bërën cité jëkk cité Kër Mour cité na maanaam dafa cité ay réalité nga xamante ni localité xam ni vraiment duñu am jafe-jafe pour désenclavement bi te loolu aussi ñu ngi ñaan nag man lu may ñaan mooy xëy na moom mooy maire de Rosso wax ab jëf lu bëri mi ngi koy jëm jëfe xëy na les moyens ne lui permet pas ça. mais moyen da ngay dem waaw commune de Rosso da nga bëgg a xam moyen. non Alioune dama lay fàttali régisseur nga woon. non waaw saytukatu koppar nga woon. waaw ci loolu laa lay wax dama bëgg a wax commune de Rosso amul koppar. xam nga loolu. la porte de. xam nga tey loolu. mooy lu bëri gis nga commune de Rosso. à part les taxe communale bi nga xamante ni bi moom la les contribuables di fay difficilement ga. à part li nga xamante ni mooy les fonds régionaux yu état yi xam ni ce n'est rien benn bis équipement la dem benn fonctionnement lu maire wutiwul indi ko c'est pas la commune parce que déjà xool déjà comme masse salariale ba nga xamante ni ana bac c'est ça le problème ñun jot tey bu ñu doon ñaan tey bu ma doon ñaan woon président de la République nañu jox bac bi mu ko doon ñaan tey fii dafa naan président de la République dugg ci bac bi ñi ngi lay ñaan ñi ngay ñaan président ma koy ñaan solennellement directement aussi di ñaan président de son excellence Mouhamadou Cheikh Hazani li nga xamante ne mooy bac de Rosso nga dimbali nu defal nu benn kii ba xam décret dañ ko delluwaat commune de Rosso parce que pour commune mën gën taxaw parce que loolu aussi dañ ko jox taxawaay ba nga xamante ne bii dana mën def lu mu bëgg def parce que am masse salariale plus de 10 millions war def carburant wala te yow CRC yëpp matu loolu vraiment c'est très difficile de nga liggéey nga jënd ci jërëjëf wax ma ci jiwu bu ma koy dégg c'est pas facile c'est pas facile ci cadre maire yi dëgg yàlla li mu fi expliqué nii léegi man pour man je crois que dëgg la damay dégg souvent ñuy wax ne maire bi liggéeyul maire bi moom yàgg naa dégg vraiment ñu koy critiquer moom bëriwul fans nag wax dëgg yàlla à Rosso waaw dëgg yàlla mais quand même si nga nag boo déggee ñu la kaddu empoisonné xam nga Rosso boo déggee ñu la kaddu empoisonné dëgg mooy prendre la commune de Rosso xam nga Rosso commune de Rosso parce que xam nga dafa am lu ci nekk ñu bëri xamuñu xam nga duñuy gis bac bi gis tool yi su ma la waxee ni tool yi nekk fa périmètre yi nekk fa am kenn ñoom kuy fay taxe patente de la commune war nañ ci jóg nag te loolu c'est pas normal. yow mënoo nekk ci dëkk bi. def ses hectares. di béy te doo jox commune de Rosso. taxe d'habitation. bi nga xam ne moo amul benn kër bu koy fay. mais nag boo amee mbaxane bu rëy. loolu parce que yow tey parce que man tey su ma nekkee maire tey man su ma nekkee maire. ñu war fay taxe d'habitation ay kër ñi nga xamante ni xam naa Rosso bii lu xam naa ni ñii. déjà amuñu gaal lu ñu lekk. xam naa ni ñii seen dund bi métti na. xam naa ni ñii déjà bu tooyee duñu sonn. du ma ñëw ni leen kaay leen fay taxe d'habitation te ma nekk maire. waaw yooyu amul. kenn fay ko. donc maire lu mu am daal mooy taxe communale te taxe communale ce n'est rien. jiwu parce que lu amul kuréel jaaduwul. ndax yow foog nga ni. autour de l'UPR. seen ndaw yi ak formation yu wees yi nga xam ni yéen a ngi ci. am nga yaakaar ban appel ngay lancé jëm ci kuréel yi nga xam ni mooy ndaw UPR yi.
bu gaaw ndaw IPR yi dafa am ñaar ndaw IPR ñi nga xam ne mooy jiw jeunesse IPR Waalo am nañu kuréel bu baax a baax te aussi ñu ngi ci yoon bi defuñu dara la nga xamante ne lii ump na parti bi wala ump na njiitu parti bi wala ump na mag yi nga xamante ne nekk ci parti bi lépp lu ñuy def duñ ci waxtaan ak parti bi waxtaan ak suñuy mag yi amul benn mag ba nga xamante ne bi tey yaa ngi nekk ci diwaanu Waalo parce que jeunesse IPR Waalo nunu wax nag nga bëgg a dégg wala nga am gis-gis bu rafet wala nga am xalaat bu rafet te jeunesse Waalo IPR ñëwul ci yow ñaan la nga jàppal leen pour et puis lépp luy seen mbégte luy seen doléance mooy que Rosso jëm kanam mooy que mooy que les villages mooy les villages yi xamante ni moo ne dalee njaago ba fi nga xamante ni mooy gaani lépp am lu baax ñëpp jaar si yoon ci loolu en tout cas man baat bunt yi suñu bunt yi lépp tëj nañ ko amul bunt tëj ñi ngi xaar ñëpp nu ñëw ñu liggéeyandoo jëmale Waalo kanam jëmale suñu jeunesse kanam alhamdulilah Babacar sa kàddu bu mujj ñu ngi may signaler ñi waxtu wi ndax kàddu bu mujj de toute façon man li nga xam ne moom laa expliqué de ci cadre bi ci lu aju ci discours président ci li mu ci wax boo tënkee ci ñetti tomb yëpp ak li nga xamante nag moom la ñu investir instant bi foofu noonu instant bi li ci gën a important mooy ñi ngi xaar li nga xam ne moom lañ fa samp mu doon loo xamante ne dañuy def la maanaam lu ñuy jëf réalisation et suivi waaw tout à fait réalisation ak suivi instant bi sérieusement parler moo ci ëpp solo instant bi mais nag ñi ngi saluer vraiment li nga xamante ne nag moom la jërëjëf Alioune Mokhtar di la ziara kaddu bu mujj nga bëgg kaddu bu mujj waaw parce que sama gars yi ci kaddu bu mujj rek du kaddu cant la ak kaddu aussi am yaakaar bu baax ci lii président di waaj def ci Rosso ma am si njort ni incha allah dañ ko réaliser mais profité du nuyu ñëpp rek di nuyu aussi suñu président nu coordinateur Mamadou Diagne ak équipe am yëpp di nuyu aussi sama président du commission nationale des jeunes Moustapha di nuyu nag xam nga man dama dëkk si social sama président Ibrahima Ali Ndiaye depuis Sénégal bi nga xam ne mooy coordinateur national jeune IPN United Project One loolu daal lay tëj incha allah jërëjëf alhamdulilah mbokk yi am di jàmm yi télévision Al Mauritania seen émission pencum askan wi Ibrahima Idriss Wade di leen ko dégtal àllarba bu jot fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar tey duñ doon waxtaan ginnaaw dellu si njiitu réew mi ca Rosso ci diwaanu Trarza mooy nuyu Tabara Gaye di fàttali ni elle a été réélue ca Abidjan ci boppu GTCF mu jiite réewu Afrique yu bare Mokhtar Mbodj ak ñoom Souley ñoom ñëpp maa ngi leen di wax mention spéciale am ngeen waajur woo xam ni fa tabarakallahu doomaanu réew mi waaye gis nañ ko ci bitim réew sama waajur soxna Fanta Diagne maa ngi lay ziyaara ci Richard Toll mama Asta ak ñoom Zeynabou soxna Khadija Marème Rokhaya mbokki Gaani Njaago fàttewuma mbokki kër ga Rosso Cheikh Abdoul Aziz di la ziyaara bu baax a baax di ziyaara sama mbokki xarañteef yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog man Lumana Mahfoud ñu ngi lay bége bu baax a baax Aminta Abdoulahi Maymuna Idou Mouj di ko ziyaara sama caméraman di ko ziyaara bu baax a baax Lumana Mahfoud il n'est plus à présenter bravo à toi image yi leer na defe naa ni dégg-dégg yi leer na seen émission pencum askan wi di nuyu le grand frère Oumar Gueye chantier naval di ko ziara bu baax a baax Ba Madi ñoom gisali notre parti effectivement du leen ziara Alioune promotion nuy ñaan njiitu réew mi la promotion des jeunes cadres wala des jeunes cadres di Waalo waaw di il faut ñu ñëw vraiment ñu ñëw ñu ngi ñaan njiitu réew mi daal nañ su jàppale bu baax jërëjëf mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss Wade moo jàkkaarloo woon nag yéen di leen tàggu ba beneen àllarba incha allahu rabbi mu gën a neex yàlla gën ñu may jàmm Covid 19 ñu dem ñàkku ji continuer sol masque yi pour bañ rek troisième vague bu ñuy laam-laam ci Afrique mu bañ taxaw ci réew mi bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad ya rasulillah alhamdulillahi kon nag mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu